mbokku internet yi seetaan igfm point sn ñu ngi leen di nuyu di leen dalal seen émission 100% lamb tey di deuxième numéro bi premier numéro bi dalaloon nañ Balla Diouf tey nag ñu ngi dalal benn animateur journaliste bu doy waar Bour Gueweul am fit Bour Gueweul bu Dakaractu Bour Gueweul ñu ngi lay nuyu di la dalal suñu plateau. jërëjëf Khady Faye saytaane mu mag bi xanaa di wax rek wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wasalaam di gërëm suñu ñaari waajur waaye di dolli kollëre ak yaakaar ci sunu wasila Mawlana Cheikhna Ibrahim ibnu Serigne Mbacké Madina di ko ñaanal yàlla sàmm ko yàlla doole ko ci daraja l'islam te magam ju baax ji nga xam ne tey moo toogaay borom Madina di Serigne Cheikh Mbacké yàlla dimbali ko jàppale ko te yàlla dimbali ñu nag bàyyi fi doomi Cheikh Mouhamadoul Moustapha ji al Cheikh Mouhamadoul Moukhtar waaye di ñaanal al xalifatul am di tarixatul muridin al Cheikh Mouhamadoul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadoul Bachir di ko ñaanal ñi mu bokkal l'islam bi yëpp ak umma bi yëpp Khady Faye di la nuyu di nuyu l'ensemble du personnel du groupe Futurs Médias di jël sama néew di ko teg sa loxo rek nga seetlu ak gars yi. kontaan naa tey sa teewaay de buur bu ñaaw. xam nga yow man tey da nga maa sonal yow man ci yoon man naru moon ñëw parce que damaa añ ba pare te kër Jackson laa jógee bëgg moon kenn ku ma yàqal waaye fax nga ba génn ma. mais noonu la ñun say sœur lañ te comme yaay suñu mag ci mbir yi dañuy soxla sa expertise à chaque fois tey nag dañuy waxtaanee reportu làmb yi fii amoon normalement Balla Gaye Bombardier heure bi waroon na fekk mu jàll bu yàgg ba ñu dem ci leneen ba tax na tey si suba ñu seeti woon coach Moussa yoroon Yékini préparateur physique Yékini mu wax ñu tuuti lan la report yooyu def ci mbër psychologiquement ak physiquement ak nan la mbër bi war a def pour maintenir entraînement ñu seetaan élément bi ñëwaat. boo gisee rapport bu amee ci sport de combat dafay jouer ci lu bari psychologiquement day jouer ci mbër bi financièrement day jouer ci moom mentalement et moralement donc ce qui fait que bu rapport amee surtout à quelques jours wala la veille rek il faut que tu sois fort mentalement pour que nga mën a rebondir à démarrer say entraînement donc instant bi ñu reporté combat yi day metti trop ci mbër yi en ce moment là pour que ñu nekk seen bulle day metti il faut que comme un psychologue mën a waxoo ñoom bu dee ñun fii on n'a pas l'habitude d'aller prendre des psychologues il y a une famille aux alentours de toi il y a tes amis il y a tes non bu ñu ko taxawalaatee bu date boo xamante ne c'est plus précis bu boobaa dinañ mën a continuer waat continuité lay doon c'est comme loo xamante ne liggéeyoon nga ba yegg si ba fii da ngay continuer pour dem ci objectif bi donc ce qui fait que déstabilisation rek la leen doon jox mais bu ñu amaatee date dañuy continuer la préparation changer waat un peu rythme d'entraînement bu fekkente ne la préparation elle est longue parce que date bi ça dépend si date bi ñu koy jàpp tu sais que au-delà de 6 semaines pour une préparation foofu muscle bi day commencer di jëlaat forme di nekkaat ci vif bi parce que boo soxlaa la forme fii ak 1 mois wala fii ak 2 mois maintenant nga koy liggéey doo bàyyi ba date bi jot nga soog ko liggéey parce que après ngay jàpp donc instant bi il pète la forme donc pour maintenir seen forme boobu ils vont faire que du maintien dañuy continuer seen entraînement yi mais dañ koy wàññi dañuy dem def musculation boo doon def 1 heure nga def 30 minutes dem def technique bi boo doon def 30 minutes technique wala 1 heure de temps tu diminues tu fais toujours la moitié changer seen alimentation boo xam ne du leen yàqal seen poids parce que boo xoolee mbëri seen préparation peut-être après dinañ ci ñëw dañuy defoon la transformation kii jugee ci poids bi yéegal ko kii wàññi poids am garder tout en muscle sec kii transformer forme am garder le même poids en muscle donc vice versa donc en ce moment là maintien lay laaj nga maintenir la forme ba xam datu combat bi kañ la su fekkee c'est long nga changé waat entraînement bu fekkee ne court là tu fais explosivité pour mën a demaat ci combat bi. voilà seetaan nañ élément bi ba pare ñëwaat coach Moussa li mu wax yaakaar naa dégg nañ ko mbër yi dañu war a maintenir war a lekk lu baax naan lu baax pour mën a date bu taxawaatee ñu nekk ci forme mais yow Bour nan nga gisee report làmb ji. lu metti ci làmb gis nga Khady Faye xam nga Sénégal léegi wax fi dëgg surtout jëme ci làmb dafa metti mais dama gëm ni que ñi yilif làmb war nañu mën a prévoir situation bu mën a am ci làmb làmb quoique yi muy dund bari na te quoique ñaare dañuy wax rek après bàyyi parce que làmb léegi dem na ba nekk benn sport boo xam ni kenn mënatu ci wax sa xalaat soo ci waxee sa xalaat
ñu ne dafa contre ñi nekk CNG. wallaay nga wax sa dund naa xalaat. ko. ñu ne Matar Ba lay xeex man sama diggante ak Matar Ba xam nga dootuma ko wax. dootuma ko wax Sénégal tout le monde le sait. mais quand même moom xam na ni man am naa libre pensée parce que loolu mooy jagal mbir. li daal promoteurs yi. kii di Gaston Mbengue kii di Pape Abdou Fall kii di Pape Sarr dafa metti da ngay xool bi Covid bi duggee ci réew mi ba tey depuis daaw. dëgg la état góorgóorlu na pour dimbali promoteurs yi mais ki ci ëppale ñaata la am est-ce que am na lu wees 5 millions ki ëppale ci promoteurs yi te ñu dimbali ko 4 millions de francs CFA la am. te jàpp naa ni mooy Pape Abdou Fall. ci ku préparé woon combat bu toll ni Siteu Papa Sow. coach mu leen dépensé ñoo lay def dimbali ci ba nga lu ne xam lu ne lu ne. psychologue donc li ngay bu soxla jëlee mooy loolu ñu te ne ñëw pat waxtaan rek ak xëj yow na di day la bañ et c'est benn compliqué coow c'est am. difficile nga préparer pendant. promoteur yu ndaw na waa am na nit mbër yu ñi préparé 1 million pendant lañ leen 2 ans jox ci yenn combat yi tey ba boo ñëpp jëloon 1 million mel bañ ni leen Siteu jox tey Papa Sow daanaka seen moom mooy combat seen yàgg frais na. d'organisation combat bu ñu bu organisé presque 8 mois wala une année entre. Duñ ni Balla Gaye, baaxul. Bombardier, ainsi de suite ak ñoom mais mooy li may wax chaque jour ban assurance le promoteur yi am ci bu ñuy dépenser ay millions ci lam te muy lu jar a taxaw seetlu mooy sport bu ñuy dépenser des centaines de millions te amul benn assurance. ba ci mbër yi nga xam ne ñooy fayeeku ces centaines de millions là amuñu assurance ñoom te nag luy dem ba génne lu toll noonu nag laaj na ñu toog def ci ay jàngat ba bu yàqu-yàqu amee ñu mën a sauver les meubles. Pape Sarr nga organiser bañ ni à moins de 24 heures ñu ne la sa làmb mënatul am wala même bu mënee am tamit nangam ak nangam force d'ordre yi kat duñ fa ñëw loolay làmb ji bu mu am. mais est-ce que tey prévoir woon nañu tey situation boo xam ne tey bu situation de crise bu mel ni amee wala cas de force majeure promoteur bi du mer du gaañu mbër yi duñu mer duñu gaañu. donc c'est là où le bât blesse beneen bi des tey mooy ki ñu fi teg tey Bira Sène dëgg la c'est un gars très bien c'est un gars très humble mais est-ce que waruñu ko gën a mën a jàppale. parce que manque d'expérience. waaw ñàkk ko doole ko parce que ci ñi ko wër dëgg la am na fa ay nitu expérience mais ca njëlbeen laan leen woon ñi mu doon xëccool ku ci mel ni Keba Kanté le pourquoi pas que tey bi ñuy dem bay former waat un CNG waruñu ko ci boole. ak ñeneen ñi bëggoon te jotuñu yegg si tey dañu changer tey benn nit muy Alioune Sarr mais est-ce que on a changé un système. man daal gisuma changement. donc Alioune Sarr dem na certes mais le système demeure. te pourtant bi ñu laaj y avait des jeunes ambitieux des jeunes yoo xam ne ay nitu làmb lañu ay jeunes yu xam làmb ku ci mel ni Keba Kanté donte que même boo ko xañee mais boole ko ci parce que il a un rôle à jouer. mais bu ñu écarter ñooñu ñëpp maintenir les mêmes personnes loolu tey dafay jur jafe-jafe yu mel nii promoteur bu organisé. toog ba samedi ci 19h ne ko sa làmb mënatul am loolu nan nga koy layalee. lu metti ba mbër yi préparé. pendant des mois. open press yi signature de contrat yi. ñii dem France ay INSEPS fay ay millions yu dul jeex. léegi ñooñu millions yooyu ñàkk kan moo leen koy rembourser est-ce que làmb xalaat na ci ñoom wala est-ce que état bu ñu fàtte ni crise post Covid bi mu ñëwee secteur bu ci nekk. dugal nañ fa ay millions moo xam secteur du tourisme la moo xam ba ci presse bi moo xam feneen ak feneen ba ci sport dugal nañ ci budget mais budget bi ñu ci dugal ñaata la ci làmbaam. lu jar a laajte. donc loolu mooy problème bi. man je n'ai rien contre Bira Sène je n'ai rien contre le ministre au contraire c'est un ami mais suñ ko bëggee dimbali te yàlla tax nañuy xool fi mbir mu yànqee ñu di ko oser di ko wax. parce que loolu mooy li ko dimbali. maintenant nag dem na ba ñi sañ a wax dëgg ci làmb ñoom ñooñu dañ leen a jàppee comme ay genre yu ennemi
te alors que duñu ay ennemis parce que lii jagal mbir moo ñii taxaw ci ginnaaw naan baaxul wala est-ce que buñ ko defoon nii waaye bu ñëpp ne baax na kay kon bu mbir ma yànqee wala yàqu-yàqu am ca kenn du ko gis. waaw man dogguma la sax. mais man mës naa fi toog ci benn ndaje Papa Sow ak Siteu ma ne leen est-ce que am nañ alternative ñoom mbër yi maanaam Siteu tailleur la woon. est-ce que xalaat na beneen activité ubbi ay atelier dugal fa ay tailleur investir ci leneen lu dul ci làmb. parce que làmb toll na ci guddi yoo xamante ne tolloon nañ foo xam ne yaakaaroon nañ ne làmb day jeex parce que xëy na am na ñu nekk si ginnaaw di ko xeex te làmb carrière u mbër dafa gàtt aussi. am ñoo xam ne du ñu xalaat ëllëg. lan lañ ma wax da ngaa contre làmb da ngaa bëgg làmb tëj loolu de lañ ma wax. mais Khady Faye jëlal ci at mi rek ñaata mbër lañ fi ñaanal ndimbal. kii te loolu defe naa. yaa ngi koy gis barki dem rek boy Malika bu général bu Malika mooy boy bi ñu fi dooroon bal te balu fital gi des ci biir faar yi pourtant ki ko dimbali nit ku baax la rek ku ñuy wax risque dëkk ak ñoom Kër Massar def ci dooleem boy bi ñaata sortie la def ñaata appel la def dëgg la CNG nekk ko fi pour faj ku feebar attention mais mbër yi pour man xanaa war nañu mën a am ay mutuelle de santé mbër yi war nañu mën a am ay couverture maladie une nangam ak nangam ak nangam war nañu am ay assurance maladie nangam ak nangam ak nangam ba tey mbër mu feebar ba mag ñi ñu mën la jël en charge àdduna sax waaw ñu mën la jël en charge faj la donc problème yi ñu doon jooy ci làmb ba tey moom moo ne ci làmb ren de gis naa ci avancement mooy bi ñu demee drapeau chef de l'État te loolu ñu di ci remercier Manga 2 gis naa bi média bi ñëwee jox leen considération ak respect boo xam ni teg leen ci dans de très bonnes conditions chaque instant mu ñëw xool naka la gars yi di dundee te loolu mus ci am donc loolu c'est un avancé bu baaxee dañu koy wax président bi fi nekk tamit aussi dëgg-dëgg dana déglu mooy boo ko oowee léegi dina la jël boo ko ne nañu waxtaan dina la ñu nañu waxtaan le ministre tamit est très ouvert mais loolu doyul mais d'ailleurs sax information bi nga ma joxoon keroog bi ma lay wax woo téléphone di la invité ci émission bi danga ma ne CNG par rapport ak Covid bi dañoo jël ay mesures di vacciner waa làmb ji tey ji combat bu amoon ku andiwul sa passe sanitaire doo dugg ak sa masque gel a ngi foofu ak lépp mais condition yooyu bu réunir normalement combat yi war na mën a dora xam nga Khady Faye da ngay rejoindre sama wax ji mooy dañu waroon anticiper solution bi Covid bi léegi mu def fi ñaari at xëj na balaa ñu doon bàyyiwaat sax waa làmb nekkaat ci làmb di cëfër amaana condition yooyu sax waroon na mën a jiitu ci en respectant les mesures barrières ñun ñii dañu dem stade di dem làmb amul ci ñun ku ci respecter les mesures barrières il faut qu'on le dise te pourtant le CNG am na pouvoir ak autorité wu faire régner l'ordre sur toute l'étendue de l'stade mooy que arène nationale bi yow mën a organiser ku ci nekk mën nga toog may sa morom distance 1 mètre ku ci nekk war nga mën a toog takk masque aiguisé parce que alkaati yee ngi ci kaw tribune yi ku ci mën a nekk balaa ngay dugg war nga mën a laal gel loolu moo fi waroon jiitu lii loolu mooy dëgg parce que am nañu possibilité pour def ko beneen bi mooy rejoindre nañu donc Gaston Mbengue Gaston dafa ni woon semi kii lay def semi huis clos lay def mooy 5000 personnes lay dugal en respectant les mesures barrières mais mënoon nañ ko imposer Pape Sarr imposer ko Pape Dou Fall ba pare xool lu ñu leen jàppale ñu continuer seeni journée saison bi le 30 la waroon tëj saison bi le 30 bii le 30 août la waroon tëj donc géré woon benn 25 jours 26 jours yomboon na tey dégâts yi mu am ni yëpp yàlla xam na ni li ñu joxe comme solution nii bu ñu leen ko imposer woon ñu def ko. kon instant yi waxatuñ ko. non kon instant bii Balla Gaye ak Bombardier yi bëri nañu ba ñu ngi xaar bëri nañu Papa Sow ak Siteu bay xaar donc Boy Niang ak kii ak Tapha Tine waaw donc moo waroon jiitu mais réflexion boobu pourtant le ministre joxoon na leen toutes les opportunités
bi fi coowul CNG bi amee dajale leen arène nationale ñu leen convoqué leen tous les acteurs de la lutte ngeen waxtaanee les problématiques de la lutte te indi ci ay solutions mais la ñu fa waxtaanee woon tënk ko ci ay carnet yooyu anam ñan lañ ko jox ak est-ce que jëfe nañu ko. donc man des fois bu ma déggee sax le ministre des fois ñu koy tudd ci làmb daf may naqari parce que le ministre géré wu làmb kese. sport yëpp la géré sport yëpp la géré làmb ëpp problème. déedéet xëy na sax moom day nitu làmb rek ba ñenn di ko tooñ naan ko le ministre de la lutte mais li mu géré làmb daf ci bokk benn pàcc la ci. donc nañu bàyyi xeexante bi ak gënante position bi ak bokkalante ci ay groupe ñu toog waxtaane làmb. làmb nag ñi ko seq dafa bari. mais sama xalaat lii ñu waxaat ni xalaat bu baax la mais na gaaw. xalaat la bu baax mais na gaaw waaye xamul tax ma tiit ñi dana jafe. c'est que CNG moo mën a woote journée de vaccination gisoo fa benn mbër. mbër yi nangu ñu vacciné mais Balla Gaye vacciné wul. de lu tax même mbër yi bu ñu vacciné wul woon war nañu mën a wuy ji la CNG doit être en synergie ak tous les acteurs de la lutte mooy tey CNG war na mën woote mbër yëpp dem wuy ji. mais dem nañu ba seen diggante ak CNG bët bi ñu xoolantee moo doy waar mooy dañ jàpp ne CNG mënul ñoom dara dul sanctionné ak dagg xaalis. mais ñoom xeex nañ CNG be ba mu jóge fii ba CNG bu bees ñëw kay. war nañu mën a nekk comme ni nga wax président bu bees. mais le système reste demeure. waaw loolu tam dëgg la. système bi fi nekkoon moo fi nekk ba tey. c'est que lii buñ ko naree waxtaanee sax fii lañuy duñ fi jóge. il faut que ñu jàll ci leneen léegi beneen tomb bu may jàll ak yow mooy combat yi. Balla Gaye Bombardier xëy na heure bii naroon na fekk ñu bëre ko ba pare. mais rapport bi kan la arrangé si ñaari mbër yi. bon xam nga rapport gëmuma ne que dina arrangé mbër Khady Faye xamul ndax. mais su ma déggee ne mbër yi dafa am kuñ si jekku woon mystiquement si ñaari mbër yi. lamb day moom bu ñaari mbër. yow kan nga dégg déet man dégguma kenn man moo dugal. man daal ñaari mbër yi. Khady Faye am fit daal moo koy wax ñaari mbër yi daal dégg naa am na kuñ si jekku woon mystiquement. kan lañ ci jekku woon ba mu feebar Bombardier Balla Gaye. kan lañ ci jekku woon. yow bëggoo ko wax kay. man xaw ma ko xam nga ko nag. non man xaw ma ko xam nga làmb moom ala kulli xaal dina am kuñ ci jekk làmb. noonu la mës a doxee te noonu lay doxee ba ilaa yu midi. mais yow ma gis Tapha Tine def benn sortie ne 65 marabout man 65 marabout dama xamul fu mu ko jëmee kon daa naroon rey Boy Niang la fay xaalis ku nekk encaissé na si 65 marabout yi combat bi amul 65 marabout yooyu kenn gisu si woon report. xam nga reportu làmb yi nee naa la Serigne Sy ci gën a kontaan ndax encaissé nañ dama xamul nag. est-ce que kon dañuy encaissé waat. est-ce que bañ a encaissé waat. yow li nga encaissé woon. jóoboo ko kay déet est-ce que jinne yi dinañ nangu ñoom continuer programme boobu. mais jinne yi lu tax waxuñu leen ne combat yi du am. waaw xam nga moo lay wan ne que dëgg la xarfa foofu am na ndax Sëñ Fall dafa ne ku gëmul xarfa fekk dafa ne la fuuf waaye man li ma gëm ci un combattant li ma gëm ci un sportif mooy na nga am doole mën li ngay def te respecter say entraînement moo ci jiitu. Khady Faye ñaata mbër ñun dañuy toog tàkkusaan gis mbër moo xam ne avant arbitre de siffler indi na lu mat 20 saaku ci ay gàllaaj ñu yëkkati ba ca kaw dóor ci suuf. maa ñu ne ko tipp croisé. saako yi est-ce que du ay ndox kese lañ leen di jox tam. déedéet lépp gàllaaj la sax donc nag mbir day am bu fa tollee yàlla moo fa nekk. xëj na nag xëppoo gàllaaj yeeg takki téere yeeg yooyu. charme la nga wax ñu kan lañ jékku woon ci boobu. man doo ma dugal Khady Faye. yow pour nag sa am fit bi maa ngi koy ñàkk fit bi. sa am fit bi maa ngi koy bëgg a wér. man sax saytaane xam naa ko yow ak Asi Gaye jaaxalu leen ma. doo ma dugal ci lu ma xamul yéeguma mbër mun ci jekku xaw ma mbër mun ci jekku te gisuma mbër mun ci jekku. ak am fit. yow koo ci xam yow. da ngaa dégg ñoo dañ ca jekkoon mbër. Balla Gaye ak Bombardier loo si gisoon yow. non combat bu doyoon waar la d'abord li tax mu doy waar mooy ko Balla Gaye dafa jël défaite bu amer ci digganteem ak Bombardier. d'après boo gisee seen jàkkaarloo yu mujj yi li mu ci waxante ak Balla ak Bombardier jàpp na ni que combat bu njëkk ba dañ ko jàppoon mystiquement moom loolu la gëm
parce que mu ngi ko doon lancé ay pic nit day gëm yàlla am na loo xamante ne que defoon nga ma ko nangam ak nangam ak nangam. donc bi ñuy toog est-ce que Bombardier defaatu ko ko. waaw non xam nga làmb moom koy bëreel muy wute ay sëriñ ñu ngi wute ay sëriñ ala kulli haal mais psychologiquement bu Balla Gaye daan wax da ngay xam ni que kii mbir mi des na ci bopp bi ba tey. li ko Bombardier defoon ci première fois voilà li mu ko defoon xaw ma nag lan la ko defoon nag wax dëgg yàlla. est-ce que du dëkk ka defaat. waaw yàlla rek moo xamaa làmb la parce que mais Balla Gaye bi ma mujjee gis ci combat bi il était plus déterminé et plus confiant damay faral di wax ni il est le lutteur le plus redoutable de l'arène. mais pas la ko sekk nag Bombardier. waaw mais man sama jëkkër sa wóolu naa ko ak Bombardier. mais bomb borom guddi mbuur. du li Mor Lo daan du ma ñeexum ñebe kenn. du ñeexum ñebe kenn Bombardier bari na doole te et puis li xew ci diggante bi mooy dafa dem defi MMA gën a agressif gën a violent gën a mën a xeex xëy na doon woon nekk combat bu yomb mais dangerosité bi ci xam nga ci fan la nekkoon Balla dafa jël ci diggante bi yeneen ñetti avance. di préparer ñetti mbër. ñeenti mbër. ñoom ñeenti ñëpp nekk sa kaw. waaw donc bu combat bee amoon leneen ci côté am qu'est-ce qui va se passer moo tax combat bi jaraloon ko àddina. moo nekkoon le premier le plus important. le plus important. mooy li daal Boy Niang rek ci Tapha Tine ak fi mu bëgg yegg ak Balla Gaye tey bu amoon leneen ci Tapha Tine qu'est-ce qui va se passer moo tax ñoom Abdou Aziz Ndiaye staff boobu xamoon nañu li combat bi doon jar man gëmoon ni ko combat Balla Gaye Bombardier Balla Gaye war na ci mën a dem INSEPS mais effectivement li tax mu dem ci ñu dépenser des millions parce que xam nañ ni kii ça sera le début d'un commencement. gis nga bi mu ñibbisee gis nañ ci Balla Gaye bu liggéey bu am doole waaye Bombardier toujours reste sceptique toog ci li mu toog jàpp ci li mu jàpp ne ko mu neex la ak mu naqari 2-0 lay doon. rapport nag am na xaw ma ku mu arrangé. yow xam nga ko waaye na nga ni bi xam nga ko de na nga ni heure bii mais yow ci kii yooyu adversaire yi ñeenti adversaire yooyu Balla Gaye am yëpp. mos na taseeg Bombardier mu daan ko mos na bëre Eumeu Sène mu daan ko. Eumeu Sène daan ko 2 fois. waaw 2 fois Gris Bordeaux bëre nañ moom mu am victoire ci kaw Gris Bordeaux. Boy Niang la mosul bëre. Boy Niang nekkoon rakam muy génération bu yéeg fekki beneen. mën nañ ne même génération la sax mais ci wàllu làmb génération bu yéeg fekki beneen la. ban combat boobu est-ce que gënu cee danger. combat Boy Niang moo ci gën danger. moo ci ëpp danger. li tax benn mooy musuñu bëre te ñetti ñëpp Balla Gaye bëre na ak ñoom. kii ameel na ko ñaari bor bu mu ci fayagul benn. Eumeu Sène. kii ameel na ko bor. Bombardier kële moom moo ko amee revanche waaye kii combat jànq la. Sa Thiès dafa bokk ci jeune mbër yi dàq bëri ci làmb ji daje ak Boy Niang daan ko depuis jour boobu Boy Niang ngi clamer le nom de Balla Gaye De Gaulle def na fi ay sorties. man jëloon naa ko. cité fii Balla Gaye 2 ne ko da nga war a bëre ak Boy Niang ne leen duma Balla Gaye ne leen duma moromam. waaye wolof dafa ni mbër du lalu day màgg daan te garab ca kaw lay fekkante. bu jamono doxee ba diggante Boy Niang ak Balla Gaye taxaw jaadu na ndax Boy Niang dafa dugg géej waaye dafa ravage boo xam ne amul benn mbër bu ko mës a def ci histoire maanaam ci histoire lam dajeeg Lac de Guiers premier examen ñàkk waaye est-ce que li ci Lac de Guiers moo ne ci Balla Gaye 2. Balla Gaye 2 gaaw na doole ji bari na fit wi rëy na mën na bëri lool ba yegg ca. te lum la wax ci bés da koy def. mooy bu la nee barki Serigne Saliou Mbacké bu arbitre sifflé man nangam sa kaw bu arbitre sifflé da koy def nee naa ci moom laa mës a gisee ci làmb mbër mu la ni ci signature de contrat bu arbitre ne pirip ma def nangam. mu def ko. te bu arbitre ne pirip dana ko def. lu leer. te boo xoolee nag boo doon jël ci làmb ji
li mu daan ci ay mbër ku ci nekk ak la façon ba mu la daane. donc c'est le lion de Guédiawaye. yéeg na ba yegg ci daal yi jëlee fi daliñ kóol kóoj nga xam ne woon kenn jàppul woon nekk nit mën na ko fi jëlee mu Yaxya Jóob Yékini daan Mohamed Ndao Tyson am ndam ci Gris Bordeaux daan Modou Xarañ Lo le lutteur du peuple nga xam ne gudd réyul waaye c'est un phénomène daan ko ñaari yoon fa ko Balla Gaye jaaroon gis nga ba tey mbër mu ko fa ñemee jaar amul ni ko Balla Gaye ñemee gis ma mbër waaye Balla a intérêt à respecter le capacoli. est-ce que du mbokk géwél bay wax. non pourtant. loolu la de géwél yi da ngeen di sotle booy ñaar. xoolal wallahi il a intérêt à le respecter. xam nga Boy Niang dafay bëre ci sérénité. il est le lutteur le plus concentré mooy lu combat jaxasoo xel mi du tàggoog jëmm ci. mooy bu korpañee takkarnaase li ngay wut ci moom mooy naa ko wàcce daw jàpp ko moom saa buy xeex ak yow mu ngi lay xool te day sur ses objectifs. billaay Xalifa yi boobu bés. dana rëy de incha allah. combat Balla Gaye de Boy Niang danañu gis bëre bu kenn musul gis ci àddina. Boy Niang day dajeeg Sa Thiès ma fekk ko Diourbel Pape Thialis moo ko tëggoon muy wër géew bi. naan bu jeexee jeex na buur bu jeexee jeex na ma ñëw ne ko bàcc moom ne ko càppaaculi bi lan la dégguma li nga wax mu ne ma buur ma ne ko mu ne ma barke Cheikh na Cheikh Sat bu dañuy sàccee sa dàq bëri ci làmb ci mu ne ko mu ne ma bu bés boobaa fu ma ko rombatee dina ma jóg tóojal ne ma moo capitaine respect donc bu dee dafa daan Sa Thiès jublu ci Balla Gaye 2 Balla Gaye ameel na bor Sa Thiès te war na corriger Boy Niang bu dee moo ko man mais grand test bi mooy Tapha Tine foog mu jàll Tapha Tine. foofu neex naqar dañu diggante saa kànd la ak ñor tab bi. waaw keroog bi njëkkee dajee Boy Niang da ko ni ñor tab bi moo gën gësëm ne ko guy lu mu rëy matul këriñ maanaam ni nga toll ak taay bi nga yor doo dara ci sama kanam. Tapha Tine ne ko man maay borom saa kànde man ko Tapha luy saa kànde mu ne ma bu jant bi demee ba suulu guddi gi tab bi. góor gu amul fit doo dugg ci àll bi guddi ñun gën a reefaan ni heure boobu lañ daan xuus dem ci àll bi dugg ci àll bi guddi. yaa ngi jël ton séeréer Tapha Tine. waaw. Tapha jóge ci crise yàlla def mu dajeeg Balla Gaye daan ko. mu dajeeg Bombardier ñu xeex metti comment am ak Balla Gaye sax la nit ñi gënoon am ci moom yaakaar parce que xam nga Sénégalais bëggul ndaanaan bu yàgg. boobu Balla jóge na ci Yaxya Yékini ñëw li ëpp ci séeréer si jàppoon ne que Tapha Tine dafa war a daan Balla Gaye Tapha ñëw indi tax jirib Balla Gaye ñëw indi nin ci mbatt ak bii nii ak bii bi mu ko gëlëmalee ñu ñëw mu daan ko ci jël bu doy waar Tapha def erreur dugal ci clafu TNT mu am ci ay défaite am ci ay défaite bi gën a crucial ci carrière am Ama Baldé muy diggante Ama Baldé boo xoolee après daan na fi ci guy gi daan ci Zos mais après dafa jooy ñu ne ko lan ngay jooy mu ne combat ba ma ñàkk ci Ama laa warul ñàkk parce que combat boobu c'était le combat de la déception ba xoolee il avait après du mal pour amaat adversaire ci ginnaaw gi Yékini Junior la fi amoon te ñoom ñaar nga xam ne bëri nañu ca kalaafu bu njëkk ba 2000 nangam ya yàlla def mu daanoon yee Yékini Junior mais bi ñu dajewaatee ñoom ñaar da nga xam ne que y'a photo y'a pas photo Tapha da koy daanal Tapha ñëw daan ko à la manière toogaat at yu bëri danaan ñëw estat ku mel ni bi ko Reug Reug dëkkoo ba fekk ko ci biti keroog ma fekkee Tapha Tine ci biti keroog Tapha Tine nga lox ndax mer ma ne ko looy lox mu ne ma Reug Reug lan la ma war a mën a yebee ba di ma dëkku parce que gëm na ni que ci cercle VIP moom la nekkoon mooy da nga naan tudd ay ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo ñoom Gris Bordeaux foog nga boole ci Tapha Tine génn na fa ça fait des années mënatu fa delluwaat moo tax keroog bi ñu dajee fii TFM nee naa ko ki ngay dajeel russe la muy Boy Niang te ñi mu dëkkal ay russe la ñu muy waa Pikine ñoo dàq sot ci àddina te macha allah ñoo ëpp ci Ndakaaru
te 16 communes dong lañ ngay bëreek ñoom biir Pikine biir arène nationale nga xam ne 11h ci suba waa ñetti mbaar waa marché Seng waa Rue 10 waa Thiaroye ginnaaw raay 11h ñu fees stade bi 11h influence boo bokk coow loolu ak bu la Boy Niang daanan tey lan mooy xam après carrière bu compliqué la yam waaye Boy Niang it bu dugg ci Tapha Tine daan ko frein lay doon en quelque sorte. surtout que ci Balla Gaye jërëjëf xarit yaa ngi bëgg a xam làmb. man ma xam làmb. Tapha Tine mesurer loolu impact boobu psychologiquement moo ko tax a gën di liggéey doole waaye Boy Niang du mbër muy jàkkaarloog Tapha Tine buy def ay 180 nangam kilos di frontal ak moom corps à corps wala muy fixe di xeex ak moom du Boy Niang boobu dana ko wër-wërloo soofal bëre bi ba am bunt ci moom waaye moom it lu muy wax ba saakande na ko naccitee xadi combat bu dana doy waar de parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci dafa am lu aaju ci yow. Tapha Tine 65 marabu la jël ci combat non léegi bool sans frontière moo xew ñoom bool yëpp a manko def benn coalition. dañoo juboo léegi bu njëkk 100% booloon la mais léegi bool sans frontière. dañoo juboo léegi seen waaw ñoom gëm nañ ni que combat bi mu neex ak mu naqari Tapha Tine dafa war a am ndam ci kaw Boy Niang bu ko amul dem ndox ma de ñoom rëg-rëg yi mu doon bañ yëpp. mais rëg-rëg mi ñuy xeeb rëg-rëg kenn dàqu ko bëre ci làmb ji yaa ngi soog a tudd mbër nag Khady Faye man moom waaw dama suivre rëg-rëg mbapat yaa ngi soog a tudd mbër suivre rëg-rëg ci làmb xam capacité rëg-rëg kooku olympien la Khady olympien la moo tax mbër waru ko xeeb de mbër waru ko xool waaw xam nga li tax mbër waru xam nga làmb nag du ak maas dabante la mooy c'est tout à fait normal te yenn mbër yi nekk ci yenn niveau yi mënaguñ ko jël parce que risque lay doon ci ñoom. rëg-rëg xanaa bi mu bàyyee compétir rek léegi sax yàggul ah. yàggul dem na bay fayeeku ay millions topp àll bi di bëri. tournoi CEDEAO ñaata yoon la ko rëg-rëg jël boo xoolee tey bokk na ci mbër yi gën a rafet palmarès maanaam ci wàllu compétition yu mel noonu. waaye dafay dajeeg mbër mu compliqué te naqaree bëreel di Gouye Gui borom si ku naqaree bëreel koo xam ne loo indi ci bëre daf lay imposer loo am waaye la ma rek waxoon rek keroog ba muy daje Gris 2 buur xaw ma lu ma yàlla deful waaye yàlla daf maa maye mu mën a punkal Gouye Gui na ko barke Cheikhu na Tijaan mu neex la danaa la daan mu naqari la danaa la daan ne ma buur barke alquranul karim maa wax li ma wax ñu ñëw ci benn combat pour man combat boobu moo dàq ci combat yi. Ama Baldé. Modou Lo en fait combat bi dafa may saf Modou Lo Balla Gaye ci lenn animosité bi am diggante ñaari mbër yi. parce que Balla Gaye ak Modou Lo ñun ñëpp ñu ngi koy fàttaliku. pour ñoom ñu réunir leen ñu face à face c'était tout un problème. xeex day am fii coow am. Ama Baldé Modou Lo. jéem nañ leen dajale ñaata yoon Luc Nicolaï ñaata yoon mais mënuñ fexe soit kenn ki day ñëw soit keneen ki du ñëw soit keroog bu seen TV bi bu njëkk ba nappaaje nañ ci sama grand boub bi ba dañ na comme goruñu la jaate rek baax na keroog 3 pièces laa soloon waaye nee na gis nga xam ni combat boobu ki ko organisé moomun bés waaw moom combat coow la man gis nga Luc moo fi njëkk organisé le drapeau de la paix waaw te boobu sénégalais yu bëri dañ daan dégg turu Abbé Diamakhoune Senghor te xamuñu ko jëlee ko Casamance ñëw taxawal ko fii Stade Amitié conflit Casamance Sénégal jeex diggante Modou Lo Balla Gaye événement bu mel noonu dootul am ci làmb dootul am ci àddina boobu lu ne gis nañ ko lu ne gis Alaaji Malick Gakou jël hélicoptère di survolé stade bi lu ne keroog am na ci lu ne événement mel noonu feu d'artifice yeeg dootul am combat boobu lu nekk ci woon donc bu ñëwaatee ci bés su mel nii man nee na ma jàkk ne ma buur ma ne ko mu ne ma barke Serigne Fallou dama xam bés waaw te bés buñ ci yeggee ñu xam ni dama xam bés système pervers bi ñu wax ne lig ni ko laaj ko fi njëkk réussir moo ko fi njëkk indi sax man keroog bi may dem Gris Bordeaux Balla Gaye di jëli samay accréditation suba gi bi ma ñëwee stade ay 11h ñu ne ma Gris Bordeaux yegg si na dama ne c'est pas vrai
ma xool porte stade bi fi mu tàmbalee cité Mixa ba unité 26 nit ñee ngi rang di ci ay bii 11h suba. Ama Baldé ma ne woon buur ma ne ko naan mu ne ma Modou Lo day suñu bëriwulee man ak moom ma ne ko mu ne ma buñ demoon ba nekk ay pas am ko na 65 ans. jóge jàkka ja di doxee bant ma ne ko mu ne ma bu ñu jullee fajar ba noppi tase danaa nangu bantam nangu sama bant wala ma nangu samay beekee jël ay beekeem sànni ko xeex ak ma ni Modou Ama ko wax de mu ne ma maa ko wax de waaye buur ma ne ko mu ne ma waxi mbër rek la man du ma ñeexum ñebe benn mbër ci diggante bi sëll bu ndaw gën fee màgg. mais ñoom ñaar mos nañ tase mbapat. mos nañ tase mbapat man. mbapat boobu ku daan man Jules Baldé maa di clairement ne ma bañ ca daje Modou moo ko daanoon. Modou moo daanoon Ama moo daanoon Ama Baldé. mais Ama day bañ loolu. Jules Baldé magam bu mu bokkal ndey ak baay boo demee sur Dakaractu nga tàppe Jules Baldé di nga gis vidéo bi ma wax man lu may wax lu ne rek day am preuve waaye ci diggante bi Ama daf fi màgg. am doole. am doole te bu ñu fàtte ni doomi faalaay la en même temps yorul ngem bi gune. ngembam bi dama ko ragal. waaw sañ-sañ bi ci moom. mystiquement. sañ-sañ waxuma la sax mystique sax ñëwagul mais sañ-sañ bi ci moom gisuma ko ci benn mbër ma di ci nuyu sama xarit Mbay Toldo ceetali Pikine waa boobu nga xam ne Ama Baldé rek la gëm sañ-sañ bi ci Ama Baldé mën na lu ne man keroog bi ma gisee ay vidéo dama ne mais Ama kañ la fi yor doole ji donc li mu gëm nee na nekk gi ma war a nekk roi des arènes ni ma ko gëmee ak ni ma ko gisee bu ma gëmee woon noonu ma xëy dee suba dem aljana gëm na ni que roi des arènes dafa war a dugaat Pikine ginnaaw bi ko Mohamed Ndao Tyson doone Eumeu Sène doon ko gëm na ni que moo war a nekk le 3e roi des arènes. mais ñeme na Modou Lo torop te ñeme na mbër bu doy waar. bu ko ñemee nag ñeme musibaam kooku mooy Modou xarañ Lo alias neex a faral dimanche di mbër mu coriace le lutteur du peuple laa ko tuddee nee naa moom rek ngay bëre gis kaar takke ca Mauritanie ñëw ay kaar takkee ca Gambie ñëw. sama première émission bi joxe naa information boobu fii. Ama dem na kër Modou est-ce que xam nga loolu. kañ la fa dem. Lac Rose fekk Modou mu toog ci saalam. ñëw dugg nuyoo. loolu kañ la Khady Faye saytaan. yàggul provocation yàggul. waaw loolu moo tax ma ne la. Ama ñeme na Modou. mais nag Ama Baldé nekk fi xanaa kon loolu. non loolu yàgg na. waaw parce que Ama mooy même avant seen face à face bi. waaw li ma mën a wax daal mooy. su ko ñemee te jox ko cër ñeme musibaam. Modou Lo am na résistance physique mooy du sonn fit yu bari na te day cooki ba dugg baat fukal loolu moom leer na bu ko ñemee musibaam Modou Lo mbër mu ñuy respecté la mbër mu ñuy jox cër la waaye boo amul sañ-sañ bi Ama Baldé am mënoo ko fi jëlee ndax sañ-sañ boobu la Balla Gaye di am saa buy bëreek moom mooy da koy agressé jël ay coup bëre ak moom daan ko en tout cas combat la boo xam ne ku ci ne mën na daan sa morom te ku ci nekk bu maanaam bu ci kenn daanoon kenn du ni surprise la wala gulet mooy Ama dafa nekk ci yoon Modou Lo am fu mu doon soox ba yegg si fa tey di def ay ravage ndaanaan boo fi dégg Modou toog na ca kaw ba mu des Balla Gaye 2 donc combat la boo xam ni Luc nee na Gambie la ko jëmee le 25 décembre waaye nañu dimbal rek ñamal ñu ko arène nationale ndax làmb jooju Ama Baldé mu bàyyee ko Pikine 11h ci suba borom saret yi dar ko. muy caw sa xiir dugg stade Alaaji Mbay dar ko ak ki nga xam ne moom mooy Faalaay 2 mu jàkkaarloog Pakaay Mbay nële ngay seen ñoom Maaraw Seeraas ñoom Tafa Naar ba Ama jaagari magam ji di ko sot la mu koy sotti Jules Baldé nga xam ne bu daago rek nga xam ne kii doomi Faalaay la Pikine waa Pire la waaye Modou mu bàyyee ko Parcelles gii gars yi jël corniche bi moto yi jiitu ngay seen Serigne Ndiaye ak Papis xarañ loo ca kanam ñoom yaaram ay ñoom Boy Dakar Modou wàcc Cheikh Soccam boobu jël koppati bi teg ba jàkkaaroog Moussa Yacine Mbaye mu naan ko Ababacar Mbaye ba ñu laqoo ba balee naan retraité moo di kan Ababacar mais Khady Faye loolu bés bu mel noonu est-ce que xaaj na arène nationale
xaju fa nag. wax dëgg fa neex yàlla xajul arène nationale. est-ce que xaj na xam nga man combat boobu dama koy gént sax léeg-léeg ndax dama Modou mu siif rek ba bàkku gàlloo léppam boobu ba cokki waa Parcelles jug taxaw Ama mu ñëw pakaay mbay def ñetti pees sekk jëre métier mbay sax xëy nga la mbay. bi ba Ama nee na dara mënu ko tere indi jaan bi de. waaye yow ma ne làmb jooju dragon sax mën na faa génn. dragon ndax ñoom na la ñaar ko fekk yow man daw ñoom ñaar dañoo daje fu ne nee naa Modou Lo ak Ama Baldé xeex nañ ci ngénte yi xeex ci dëj yi xeex ci robinet mbedd yi xeex ci tour de famille yaa leen daje fekkee nañu fu ne yaa leen fekkee. bés bii rek moo mën a régler seen problème mu neex ak mu naqari keroog loxo dina waaw jëm mais gémmiñ animosité boobu noonu am seen diggante lan la loolooy safal ñeex loolooy safal làmb xa dafay làmb ba ci werante jógee ak parier ca la làmb dee événement daan na am ñu di ko werante ci grand place 8 mois boo demee lalu wurus werante baa nga mel ni toq su bënn nga dem Grand Dakar ca jardin pay dem yee nga koy werante mais ngay dem ci Balla Gaye ngénte yi Modou ñu Lo koy nit ñi dañ werante daan xeex ci bus yi looloo neexaloon yëf yi ci bus yi laa loolooy mbir mi làmb foofu la war a toll mooy nit ñi dañ ko war a dund avant l'événement pendant l'événement et après l'événement da ngay gis Modou Lo Balla Gaye 2 midi ndaanaan yëpp sañse nañ ay 3 pièces su soxor ñun journalistes yi fajar ñoo nga stade ñoom xa dafay def ay tagal yu neex tagaluma ay baskelas gaañ yi ñëw toog ci kaw tribune bi di xeeñ parfum yu neex yore xaalis yu bari nga seen dudi ay kat yi taxaw na la di way ànd ak nit ku coono marketing ndaanaan yi géew yëpp ñëw wuy si làmb ji neex loolu mooy làmb loolu la ñu xam donc événement yi nar a am nañu ko tijjil gars yi bëree dañ ko soxla mais feebar bi tam ni ñaa ngi dee non am na ni ñaa ngi dee man tiit naa de man dama ne ku ko gëmul sama masque ngi ni dama ne ku ko gëmul ñàkk ngaa gëm sa musiba nga sa variant delta la li muy def ci ay ravage actuellement boo taxawoon buntu armée li Yoff xam ci dara maa nga taxaw buntu bàqee xoolal statut yi waaw rip rek ngay gis rip ndeysaan rip yàlla buñ ci bokk tiit naa de yàlla buñ ci bokk rek boo taxawee bàqee da nga naan mii ñi ñëpp est-ce que ci dëkk bi lañ dee waaye nag àddina aussi tamit noonu la mooy balaa du lu bees ci àddina atum peste mi amoon na fi atum ràmm amoon na fi atum xiifal ak maral sax yooyu yëpp ci xeeti balaa la donc balaa nag bu yegsee cim réew yàlla mi ko dugal cim réew rek moo ko fu mën a jëlee nañu dellu daal tawasul tuubal suñu borom gën a rafetal diggante yi ak rafetal xol yi ndax doomu aadama lu ci bari ci ay féréw yuy dal ci kaw suuf doomu aadama mooy déclencheur bi mooy am réew bu bëlee ak nguur jigéen bari mooy yàlla bari lekk riba bari lekk alal jàmbur bari tooñ ak néewalati doole rek yàlla dina wàccee balaa yu mel nii ak xeetu mbaax ku ñu mën a am donc nañu ànd dimbali suñu bopp ci xeetu yàqu-yàqu yooyu ak bon yooyu nga xamante ne que mu ngi commencé jël le dessus sur notre société bu ñu fexee nag ba mu jël suñu dessus moom mooy corona variant delta la ñuy wax beneen variant mooy am te ça sera le variant de la mort. tout le monde mort. tout le monde mort. la fin du monde benn yoon. mu ngi yàq l'apocalypse. mais buur kontaan naa de. maa la gën a kontaan. borom Dakar man li ma métti rek mooy li nga waxoon ki jekku diggante Bombardier ak Balla Gaye buur wax ko. du ma ko wax ndax xaw ma ci dara. te yow saytaane nga koo dugal ngay wër. ay buur wax ko boo paree xam nga yow sax saytaane yàlla dafa def. làmb ñëpp xam nañ ko te Gris Bordeaux waxoon ak te li mu wax dëgg la saytaane nga doo ma dugal. doo ko def Khalifa yow li ma naqari ci yow daa bëri déjà ñaari jabar nga am man borom ñaari jabar yi du ma waxuma si ñoom dara. te maa ngi waaj a ñetteel. ba pare amoo fit. Balla Gaye ak Bombardier am na ku jekku moroomam rapport bi am na kum ci arrangé nga ne doo ko wax. man ngom day xaw ma ko. ngom xam nga ko nag. waaw kon sa akulaay taala xamoo ko kon waxuma ko. waaw kay loolu ngay wax merci. waaw kay waxuma ko waaw. ma wax leen ko wala. waxal non bàyyi ma noppi ba beneen foog ma denc ko. billaay boo ko waxee da nga bëgg ñib mucc la waxal. Buur ñu ngi lay remercier ci émission 100% lamb bi. Franchement li ñu doon xaar yëpp gis nañ ko. man lii moo ma neex si yow sa franchise sauf que parfois da ngay ragal kenn ci Bombardier ak Balla Gaye mais garaawul xam nañ ne da ngay woyaan donc
merci beaucoup wayaneur laa kay. ñu lay remercier. damay wayaan. di la xaar ci beneen numéro ah. ci beneen numéro xanaa man fi laay liggéey. waaw mais ñoo far. merci looy tàggatoo. xanaa rek di dellu di sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wasalaam di gërëm sumay ñaari wajur di ziar ak ñaanal sama soppi ba suma yaakaar Mawlana Cheikhna Ibrahim ibn Serigne Mbacké Madina di gërëm le grand directeur Daouda Mine ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni que mu ngi koy jëf jëmale ko ci groupe bi te ñu ko jox. ak esprit d'ouverture bi nga xamante ni que am na ko ci. waaye di nuyu rek seen président directeur général Youssouma Jigéen Ndour moom ak ki rakkam Youssou Ndeye Soxna Mbuub Youssou Elimane Ndour ci li muy contribuer ci réew mi ci wàllu développement dama wax ni tey boo dajalee tey li ko yàlla dénk ci structure la fay xëy ci ay doomu aadama ci ay jeunes ci ay femmes ci ay pères de famille tey amaana boo leen dajaloo ñu ñëpp delloowaat ci mbedd mi leneen mooy xew kon ku mel noonu des koy ñaanal yàlla yokk wërsëgam ba noppi téel ko ko amiin ndax loxo la boo xam ne loxo dugub la bu mu tàllal ku ci nekk am nga ci aw pepp di gërëm techniciens yi waaye di gërëm aussi tamit fa ma jugee di Dakaractu di jiital suma DG moom tamit di nit ku baax Chiraw Fall di nit ku am respect ci man di nit ku am orma ci man te man xarit dama la koy wax chaque jour li ma nit di peegee ba jàpp ma du alal mais respect la ak cër boo xamante ne que da nga ma koy jox ndax mbir mi nag maa ngi ci bëgg a yàgg defe naa nekkatuma yàmbaru kenn xam naa lépp maanaam bu doon ay soos la man la mos naa soos yëpp di nuyu suma xarit Mame Boye Diabo le directeur des domaines moom tamit di ko ñaanal yàlla sàmm ko sàmm njabootam ma ngay woyaan waaw di nuyu suma xarit le ministre des sports waxtaan ba ma ngay woyaan di ñaan yàlla fëgg boppam ndax kenn la ci mën a sincèrement du mbiru xaalis barke Cheikhul Khadim dinaa toog atu yàlla duma lekk ci moom 1000 francs te li may wax nii ci kaw suuf laa ne dinaa ko waxaat ci biir suuf mais dafa am style bu ko yàlla may ci mbaax ci modestie ak simplicité nee naa ko ceew rek laay gisee un ministre de la république bu dugg làmb di nga nuyu handicapé nuyu jaaykatu caafi nuyu ñay jaay ataaya ba boo nekkee suñu biir sax duñu sentir ni que sax kii équipe borom nooma tànk la kon dañ ñaan yàlla may ko wér yàlla dëgëral ko am na yéen ci làmb CNG fi nekk tamit yàlla may leen ndam parce que bu ñu amee ndam ñun ñëpp am ndam waaye di nuyu le grand président Keba Kanté moom la bëggoon mu falu waaw non du question sax moom laa bëggoon mu falu parce que xam naa ne fa ñuy falee man mënu ma fa yegg waaye daal xam naa ne jeune bu am ambition la jeune bu gëm boppam la te jeune bu am fit la te xarit man dama gëm jeune bu am fit même maanaam jeune da ngay dem à la conquête de l'impossible mooy lii mënut ne wala lii warta mën a ne te jikko yooyu yàlla def na ko ci Keba donc nañ ko jàppale ñaanal ko il a un rôle à jouer dans ce pays là même bu dul affaire CNG bu dul leen ak leen la kon nañ koy ñaanal yàlla sàmm ko dafay di la gërëm di la nuyu di nuyu sa sëriñ ndax man ca ndoxaan nga am na lu ma ci fekkee waaw monsieur Samb di ko ñaanal moom itam yàlla dëgëral ko ndax gis nañu ko fi mu la teg wax dëgg yàlla damay lire say statut gis naa complicité bi yàlla def ci seen diggante te loolu yombul vraiment ci relation ku mën a gérer fumiste bu mel ni yow seytaane bu mel ni yow ku mën a yor dëgg-dëgg kooku dañ koy ñaanal kon moom ñu ngi koy ñaanal yàlla sàmm ko di nuyu sama le grand technicien moom tamit boobu tey Cheikh ñu ngi ko téye di wax rek wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf kon lii moo nekkoon seen deuxième numéro émission 100% lamb Bour Gueweul la ñu invité woon émission bi neex na wax na ñu leen di remercier di leen invité ngeen seetaan troisième numéro bi bientôt incha allah jaajëf